أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokk Imam Dramé xew-xewu jamono nag tey xam ngeen ni day waxtaan ci ñaari point mooy sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ci wàllu pandémie bi maanaam sortie bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ci gestion wu pandémie bi dinañ ci wax ñaareelu point bi mooy dinañ wax ci arrestation Abdou Karim Gueye ñu gën koo xam ci xurum xaax dinañ ci def ay taxaw seetlu mbokk yi sortie bi nga xam ni Ousmane Sonko def na ko man dama jàpp ni fi mu ñëwee baax na lu tax ma wax loolu mooy ñun ñëpp xam nañ ni épidémie bi di Covid-19 bi mu duggee ci réew mi président de la République dafa woote ca palais ba bi muy wootee ña demoon wuy ji Ousmane Sonko ci la bokkoon donte ñu bari demoon nañu wuy ji waaye Ousmane Sonko bokkoon na ci ñu wuy ji woon ba mu demee it dafa joxe ay proposition ni moom nii la gisee mbir yi donte am na ñeneen ñu joxe seen proposition mais proposition Ousmane Sonko bu ngeen seetloo moom la presse bi gën a wax kon moom bu demee ba gis ni gestion bi ci boppam la attaqué bu ngeen seetloo parce que Ousmane Sonko li mu wax leer na nee na gestion bi ni ñu yoree pandémie bi épidémie bi moom loolu la d'accord te loolu du moom kese loolu képp kuy boroom xel te yàlla rek tax ngay wax xam ngeen ni gestion bi tey na xelu képp kuy ab sénégalais wala li ëpp ci sénégalais yi parce que man mii samay chronique def naa ko fi ba tàyyi daan ni nañ bàyyi politique bi parce que moment bii du moment wu politique waaye nag du moment wu politique tekkiwul ni buñ gisee ni réew mi fa mu jëm maanaam gaal gi fa mu jëm bu suuxee ñun ñëppay suuxaale duñ taxaw dénoncé ni lii baaxul parce que Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh dama daan dégg muy wax bu am solo nee na boo duggee ci gaal yor sa ëmb bul ñaan ëmb bi mucc da ngay ñaan gaal gi mucc waaye gaal gi capitaine u gaal gi tey mooy Macky Sall mais buñ gisee ni Macky Sall mi capitaine u gaal gi fi mu jëm ay tourbillon moo fa nekk maanaam gaal gi day sóox dañoo war a taxaw ni ko président gaal gi fa mu jëm baaxul de kon Ousmane Sonko ci rôle am la nekk rôle opposant wu man yàlla def na mosuma koo gis ci télévision laa koy gis mosuma koo nuyu mais li muy wax leer na te loolu du man kese maa ko wax li ëpp ci sénégalais yi mën nañoo bañ a ànd ak moom politiquement mais xam nañ ni tey réew mi soxla na opposant bu mel ni Ousmane Sonko waaw loolu mooy li am yéen ñi yor réew mi nag yéen it nekk leen ci seen rôle lii seen rôle mooy ngeen fexe ba génn réew mi ci guuta gii mu dugg parce que réew mi dafa dugg ci guuta man loolu laa gëm mooy pandémie bi réew mi nekk dañoo war a teg fële affaire politique waxuma nag ba critique mënul ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi tax ñu bind jaam yi sax dañ ko daan critiquer te critique mooy tax mbir mi dox te Ousmane Sonko ci rôle boobu la nekk kon yéen ñi nga xam ni yéenay doxal li leen Ousmane Sonko wax li ngeen ci war a jàng xam nga mooy lan jël li ci baax ngeen jël ko li ngeen xam ne intéressé wu leen ngeen teg ko nele di wax ni réew mi nag coow li bari na waaye sénégalais yi ku leen xam-xam ni réew mu ñor lañ réew mu am maturité lañ te kenn mënu leen a dugal wala nga leen di wax loolu lu ñu gëmul xëy na am na ñenn ci Sénégal waaye am na ñoom liñ gëm rek la ñuy wax waaw liñ te man ci ñooñu laa fas yéene bopp di wax li ma gëm ci moment bu nekk ànduma kenn contre ma kenn man réew mi laa àndal mu def kaawu Karim Xurum Xax
ñu koy wax Abdou Karim Gueye. man Karim Xurum Xax yàlla doxal na xam naa ko bu baax mu nekk ab sénégalais bu engagé wu di xeex pour démocratie mais man dama jàpp ni Karim Xurum Xax activiste du saaga rek, activiste du wax ju ñaaw, activiste dénoncé ci la bokk, mais activiste tamit da ngay am xam-xam. mënoo toog Sénégalais yi di la déglu nga jàkkaarloog ñoom di attaquer seen ay institutions loolu erreur monumentale la parce que boo taxawee naan nañ dem fekki police yi fi ñu nekk dajji police bi simbi tubayam loolu waxi reewande la il faut ñu wax ko parce que loolu taxul kenn jot ci réew mi lu la fi yar ak teggin mayul leneen du la ko fi may loolu il faut ñu dénoncer ko mbokk yi parce que réew mi nag ñun ñoo ko bokk te Sénégal buñ ko bëggee tabax il faut ñu tabax ko ci dëgg tabax ko ci dëgg mooy ku nekkul ci dëgg ñun la nekkoo ci dëgg ak foo mën a bokk. Karim il faut nga defaraat sa langage dégg naa la sax ngay dugg ci ay dérapage ci affaire julli gi naan ñii ñoo war a julli ñi waruñoo julli loolu li muy wane mooy xamoo diine divergence yàgg na ci divergence yàgg na ci ku ne li yonent bi wax ni ixtilaaful ulama u rahma weerante ci borom xam-xam yi yërmande la ci xeet wi masala bu ñëwee ku ne la la doy loolu ngay def te loolu moo wane ni l'islam diine démocratie la du diine dictature l'islam cosaan yi ñoo ko bokk cosaan yi xam nga mooy la nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy joxe asaka ñoo ko bokk mais li ñu tuddee furoo yi kooku tànn sa bu la neex la bu masala ñëwee ku ne la la ca doy loolu ngay def te gis nga tey loolu moo am ci réew mi te réew mi day continuer cohésion sociale bi loolu mënu ko yàq mais du tere yéen ñi tuddee seen bopp ay activiste diine dafa sensible diine moom ku ko maîtriser wul waroo cee wax mais tamit ànd ak nit warul tere nga wax ko dëgg Karim Gueye man li mu def d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg du tere nag ñu ngi ñaan ñu jéggal ko parce que ab sénégalais la te jàpp nañu ku bëgg réew mi la te nul n'est parfait ku mat sëkk amul te comme dafa subir ay opération yu sévère ñu ngi koy ñaanal ñi jiite réew mi commencé ko ci président Macky Sall ak ministre de la justice ñu bàyyi ko bu ñibbi këram parce que moment bii du moment wu bundu xatal kenn donte sax li mu wax dafa war a dem prison man loolu laa gëm parce que réew mi tamit république la Ousmane Sonko mi ñuy wax tey man de musuma dégg mu saaga kenn musuma dégg mu xas kenn ay proposition lay joxe ñëw wax programme am ci yar ak teggin man loolu laa mos a dégg mu koy def te loolu moo ko am may tey li mu am ba tey bu ñuy wax opposition ñëpp xalaat kon réew mi ñi war a gouverner nañ continuer di gouverner ñi opposé wu ñu teg ko ci dëgg tarixa yi tamit ñu bàyyi kenn ku ci ne la nga gëm nga doxal ko loolu du yàq dara ci Sénégal day continuer incha allah fii moom ku fiy falu yaay wax nit ñi lu leen convaincre ñu wooteel la ku fiy folli ku tamit yow yaay def ay erreurs yu tax nit ñi folli la man loolu laa gëm di wax ni fukki fan yu mujj yi nga xam ni moo des ci koor gi nga xam ni fukki fan yi yërmande la fukki fan yi njëggal la mooy fukki fan yi gën ci weeru koor kon mbokk yi ñu ngi ciy ñaan ak fukki fan yu njot ci safara parce que weeru koor ñetti étape la mais fukki fan yu mujj yi fukki fan la njot ci safara te jullit bu ne mucc ci safara rek nga bëgg yàlla nañu ko yàlla defal ñu dalal réew mi te bàyyi coow li kenn ku ne ñu bàyyi leen la nga gëm nga def ko waaw waaye opposition bi nañ taxaw de parce que réew bu amul opposition rek dugg ci guuta pouvoir bi wax nañ ni dañuy def ay nouvelle stratégie waaw nañ seetaan ñun ñu ngi xool ba xam nouvelle stratégie yooyu fan lay mujj buñ ci gisee lu baax ñu ni baax na buñ ci gisee loo xam ne doyuñu tamit ñu taxawaat ni doyuñu rek ñun moom kenn moomuñu ñun Sénégal rek moo ñu moom kon ñu ngi ziyaare ñëpp di baalu àq ñëpp in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu